ko tuddee échec et perspective de développement. Échec et perspective de développement. Voilà, thème boobu comme ni ñu def nii rek dinaa ci introduire incha allah su ko defee ma jox Oustaz Bamba mu am lu ñu ci wax ak Oustaz Assane Seck imam. waaw échec dafa mel ni li ma waxoon ci tàmbali bi nii lii ñu def nii benn jéego la ci natt liggéey bi nga xam ni association islamique yi ñu ngi ko doon def seet fu mu toll loolu moo tax ñu wax échec. Est-ce que liñ ci doon wut am nañ ko walla amuñu ko? ñàkk koo am mooy échec am na, am ko mooy réussite am na. Est-ce que association islamique yi Sénégal biñ fi sampoo ba léegi liñ fi def tey jii buñ doon seet loola dañuy wax dañoo échoué walla dañoo réussir? bon am naa yaakaar ni jàngat boobu du jàngat bu yomb, parce que balaa ngay wax diw dafa échoué day fekk ba muy tàmbali mun la man lii may def lii fii laa ci bëgg a àgg, lii laa ci bëgg a réaliser ci diir sàngam. waaw su ko defee bu ñu àggee ba ca diir booba ñu xool fa mu àgg ak la mu nësaroon fu mu ca toll ñu mën a wax ndax échoué na walla réussir na. loolu mooy évaluation. bu dee ci association islamique yi ndax mën nañ ci seen liggéey ndax mën nañ tudd échec walla réussite, question bu may posé la. ndax association yi juddu fii yépp dañoo am récépissé bu état bi, yi ñu lim fii yépp am nañ autorisation pour def ay activités. ci suñu ay loi ak règlement balaa ñu lay jox récépissé am na ay charte yoo war xam ni war nga ko réussir, war nga ko réunir. bokk na ci nga xam leen ni association bi may def du def politique, association apolitique la. bon ci statut yi ñuy déposé nga xam ni mënul ñàkk itam pour ñu reconnaître la, statut yu bare bari boo ca demee bu ne lan mooy objectifu association bi ngeen di créer dañuy wax tas l'islam ci Sénégal bokk na ci, dox pour jullit yi nekk benn. ñaar yooyu moom daanaka statut association boo dem da nga ko ca fekk. yi ci des ñëw nekk ay détails affaire njàngale ak yooyu. kon boo bëggee xam ndax association yi dañoo réussir walla dañoo échec ci loolu nga koy natt. mu manque benn élément boo xam ne nag c'est fondamental pour nga mën a évaluer ci mooy temps. amul benn statut booy dem walla ci règlement intérieur ñu ni tas gi ñuy tas l'islam fii ci Sénégal walla wut gi ñuy wut boole jullit yi ci ab sàngam lañ ko bëgg nañ ko def ci fukki at, bëgg nañ ko def ci ñaar fukki at, walla bëgg nañ ko def ci juróomi at. kon amul benn association bu wax loolu. kon ci wàllu woowu wax dëgg yàlla pour wax ni échoué nañ walla réussir nañ du tegu ci lu empirique walla lu scientifique. loolu moo tax li ma bëgg a wax rekk mooy am na ci dox bi ay mbir yoo xam ni mënoon naa gën a baax.
am na itam yoo nga xamante ne bii mënoon nañ ko réussir te réussiruñ ko mais est-ce que loolu dafa jur ni échec la pour man du ma ko tuddee échec mais lu may verser ci expérience bi nga xamante ni bii moom la mouvement bi soxla association islamique yi soxla pour mën a continuer ci ay perspectives yu bees fii wax nañ lu bare bari lu fi juddoo dem nañ ba junju affaire politique mais xóotuñu ci mais ni mu doon évoluer mënul woon bañ a agsi ci étape boo xamante ne bii dañuy intéressé ci politique am na plusieurs tentatives yu ñu def au niveau de la mosquée inachevée pour impliquer wu ci politique 1993 maa ngi fàttaliku am na benn kuréel bu mu fi sampoon boo xamante ni bii liñ defoon mooy dañoo wut ay points yu bari yoo xamante ni bii ñu ngi ko tënkoon ci benn këyit wax ni ñi nga xamante ni bii ñëpp dañ bëgg a wut réew mi danañ leen gaaral point yi seet laaj leen seen taxawaay ci lii ku ci taxawaayam dëppoo ak li ñu bëgg par rapport à ces points ñu jàppale la ñu wax ñu votel la waaw loolu sampoon nañ kuréel gu mel noonu en 93 waaye kuréel googu bu ñu ko doon évaluer dañuy wax ni la mu bëggoon amu ko waaye man naam amal na ko njariñ ci yeneen élection yi nga xamante ni bii moo jub si li ma bëgg a wax mooy idée sos parti politique fii la juddoo pour lan pour défendre li nga xamante ni bii moom lañ gëm ni mënul ñàkk pour réew mi jëm kanam parce que li ñu constaté woon mooy dañuy conscientiser nit ñi ba ñu àgg ci benn niveau de conscience mais ci lu tuuti rek ñu màbb loolu ci ay moyens yoo xamante ni bii ñiy màbb dañ ko yor te ñun ñi tabax yoruñu ko ñu gis ni nag pour àgg foofa nga xamante ni moo lay permettre nga contrôler yooyu lu mel ni njàng mi lu mel ni média yi lu mel ni yeneen yeeg yeneen yi kooku boo deful action politique doo ko mën a àgg donc idée def action politique juddu am kuréel bu ko jàngat mu am ñu proposé nii nañu dem ci biir parti politique yi tas ci jéem a am influence foofu loolu proposition la woon ñu gis ni loolu peut-être lu jafe la am ñu proposé yi nan sos parti ñu ni fii ku fi sos parti islamique mënul nekk parce que république laïque la ainsi de suite en tout cas daal nit ñi fexe nan ba créer fii benn structure politique boo xamante ni bii référentiel am l'islam la muy ban muy MRDS xalaatu créer parti boobu fii la juddoo waaw problème bi am nag mooy oustaz junduñu ko ci livre am bi oustaz Abdou Karim wax na ci bi mu juddoo wuute am na ñu jàpp ni dafa teel war nañ xaar ba ci kanam am ñu jàpp ni teelut mën nañ ko def léegi am ñu jàpp ni forum bi nii la waroon demee ca demewu ni li ci mën jaam daal mooy émergence boobu moom juddu na en tout cas réussir na ci dans un espace laïque nekk une force politique boo xamante ni bii ku ko dégg xam ni kii l'islam lay défendre parti bii parti l'islam la ñu nangu ko itam ñu nangu ko kenn xeexu ko ci wàllu dañ koy tas parce que day féetewoo ci l'islam au début am na ñu yëkkati woon xalaat boobu mais tout de suite dafa nax saay ba parti boobu ba léegi mu ngi exister waaw
àgg na fi mu waroon àgg ak àggu fi mu waroon àgg en tout cas man maa ko jiite woon gis naa ne am na yu bare bare yoo xamante ni bii itam manqué na ñu war ko verser toujours ci expérience bi nga xamante ni bii moom la mouvement islamique am ci wàllu woowu. li ma bëgg a wax rek mooy sama xalaat njumtuwaay yu ñuy permettre ñu évaluer liggéeyu association islamique yi fii ci Sénégal bañ fi nekkee ba léegi njumtuwaay yu ñuy permettre pour ñu mën a évaluer ndax échoué na wala réussir na njumtuwaay yooyu amuñu ko ndax fàgguwuñ ko parce que évaluation c'est une démarche scientifique bu laaj ay njumtuwaay yoo xamante ni bii boo ca sukkandikuwul doo mën a wax scientifiquement objectivement ni kii échoué na wala kii réussir na li ma constaté mooy ca taarix noonu lay demee Oustaz Bamba wax na ko léegi par rapport ak aéroport mouvement activité nit le long de l'histoire dafay suivre benn fonction sinusoïdale dem ay moments yoo xamante ni bii day màgg am ay moments yoo xam ne day nekk ci digg doomu am ay moments yoo xam ne dafay nekk ci suuf am yeneen moments yu mu jógewaat am yeneen moments yu mu daanoowaat ainsi de suite en tout cas l'islam noonu lay doxee ba mu amee ba léegi nii te ñun mënuñu déroger ci règle boobu mais toll nañ ci jamono joo xamante ni fi mu nekk nii effectivement le mouvement islamique est en léthargie kooku moom il faut ñu reconnaître ko ñun ñëpp ni ñu meloon il y a 20 ans 25 ans 30 ans 40 ans ci wàllu dynamisme ci wàllu activité ci wàllu cohésion ci wàllu yooyu yëpp li wóor mooy jamono ji ñu toll moom melatuñu noonu waaw loolu nag naka la ñuy def ba delloo siwaat suñu doole kooku ab jàngat la boo xamante ni bii bu ñu war a jàngat la à travers proposition bi ko Bamba wax mën na ci nekk benn jéego mooy association islamique yépp tasewaat fii pour xool lan la ñuy def ba dekkalaat li nga xamante ni bii moo doon suñu mouvement bu dee ci wàllu réalisation am na ay réalisation yu am solo yu ñu def ça Bamba wax na ko affaire code de la famille bi le code du statut personnel kooku moom bu amee lenn lu réussir lu am solo loolu bokk na ci waaw te itam yàlla ñu dimbali mu nekk jéego boo xamante ni bii ci wàllu démarche tàmbali nañ ko ba mu àgg ci ñeenti at sous la direction de maître Babacar Niang du ma ci dellusiwaat Bamba wax na détail yépp tey jii am nañ benn document boo xamante ni bii buñ bëggoon appliquer code de la famille islamique tey du ñu defaat lenn lu dul génne ko ñu appliquer ko man def naa ko proposition de loi bi ñu ko defaree ba pare defar naa ko man ak ay nit ay juriste ba mu nekk une proposition de loi am yi war a am li proposition de loi war a am yépp exposé de motifs ak yépp ñu bind ko ci bind mu leer naññ ma déposé ko bureau assemblée nationale le 10 mai 2010 le 10 mai 2010 il a déposé proposition de loi boobu à l'Assemblée nationale ñaari yoon la loi am pour ñu voter ko fii ci Sénégal benn bi ci président de la République di lay jóge ak gouvernement bi mu tudd projet de loi bi ci des ci député yi lay jóge mu tudd proposition de loi bu dee projet de loi fi muy jaar ak fi proposition de loi di jaar bokkut projet de loi dañ koy adopté au conseil des ministres gouvernement bi adopté ko ñu jox ko bureau assemblée nationale soit ñu examiner ko en procédure d'urgence loolu bu ko gouvernement bi demandé la bu ko gouvernement bi ñaanee loi bi ñu bu ñu mujj wote ci affaire premier ministre bi procédure d'urgence doon ko jàllale wala mu nekk procédure normale lu ci mën di am mooy bu ko bureau assemblée nationale jotee dina convoquer loolu tudd la conférence des présidents nga xam ni président commission assemblée nationale yépp ñu nga ca
léegi ñu programmé ko commission bi nga xamante ni bii moo war a jàngat loi boobu commission technique ba mooy tase bu dee projet de loi bu jëm ci wàllu njàng mi commission éducation moo koy saytu bu dee projet de loi bu jëm ci wàllu ay loi ki justice yu ñuy war a réformer commission loi moo koy def bu dee projet de loi bu jëm ci ay code de la route ak affaire yooyu commission infrastructure donc am na fukki commission ak benn assemblée nationale yoo xam ni projet de loi bu ñëw benn ci commission yooyu moo koy saytu su ko defee commission ba saytu ko bu ñu ko adopté dañ koy voté ñu adopté ko après ñu yóbbu ko plénière adopté ko assemblée envoyé ko président de la République mu promulgué ko ñu toog un jour franc après ñu enregistré ko ci journal officiel ñu mën a appliquer loi bi loolu mooy yoon wi bu dee proposition de loi soo ko déposé bureau assemblée nationale député bi dañ koy envoyé au président de la République pour demander son avis waaw am na diir bu mu war a toog defe naa fukki fan la xaw ma un mois je crois que c'est 10 jours su fekkente ni président répondrul proposition bi dafay continuer yoonam c'est-à-dire day dem conférence de président day dem commission après dem plénière c'est-à-dire tontu gu président di tontu waaw wala déet du tax ñu arrêté ko man nag sama bés bi ma ko déposé boobu laa ca gëj a xam dara dem naa daal ba déposé ko bañ jox ma papier bi wane déposé naa projet de loi bi mais xaw ma ndax yónni nañu ko président xaw ma ndax yónni nañu ko kenn informé yu itam ni sama projet bi sama proposition bi baaxul li tax mbir yi demee noonu nag Oustaz Bamba wax na ko assemblée nationale naka jekk dañ ko négliger fii Sénégal alors que bu dee ci ñun citoyens yi assemblée moo ëpp importance présidence de la République parce que loi yi doxal suñu dund yépp foofu lañ koy voté code de la famille bii ñu la jël lool foofu lañ ko voté te ban koy voté sëriñ si ànduñu ci ba leen Senghor joxe projet bi dañ ci liggéey bu sérieux daal di dégager 74 articles ñu ngi ko tuddee woon 74 articles rédhibitoires mooy articles yi tax mënuñu nangu code bi nga xam ni yépp dafa contre l'islam 74 articles du contre l'islam lañ ci décelé bind ab code daal di jox Senghor Abdou Diouf la yabaloon pour mu recevoir leen ñu jox ko mu ni leen balaa ñuy voté code bi dinañ tenir compte ci li ngeen wax ñu voté code ba sans tenir compte ci la ñu wax seen taxawaay après loolu mooy kenn ku ci nekk nee nga fa ma yilif code bi du fa dox sëñ Abdou Lahad wax ko Baye Ibrahima Niass wax ko Mañoon Laay wax ko sëñ Abdou Aziz Dabakh ñoom ñëpp kenn ku ci nekk wax ni fa ma yilif moom code bi du fi dox waaw loolu seen bëgg-bëgg la woon mais état dafa bari doole code boobu promulgué nañ ko mooy dox fii ci Sénégal te ba ngeen ñuy créer ay problèmes yu dul jeex parce que mbirum statut personnel kooku diine la mbirum takk mbirum dese mbirum ngénte ak yooyu yëpp fu àdduna bi foofu dem ci diine lañuy sukkandikoo pour taxawee ko léegi ñun ñu indi ñu fi loo xamante ni bii culture judéo-chrétienne la ñu bëgg ci àttewoo loolu luñ créé lu dul ay problème donc code boobu daanaka chaque année fii ci thème yi dañ daan def benn thème boo xam ne ci code bi lay wax dinaa compléter un peu li tax ñu créé STIRCOF code bii am na ci ay articles yoo xam ne ba léegi dafa jege diine l'islam depuis toujours am na ay kuréel yoo xam ni seen démarche mooy ñu dindi ko yooyu jigéen l'islam ñu dindi ko lu mel ni puissance paternelle nekk ni combat bu rëy moom la yenn jigéen ñi di ak ñi leen di jàppale di xeex pour que ñu def autorité parentale nga xam ni comme la xaw France la ak yooyu kilifteefu famille bi
góor gi ak jigéen ji ñoo koy partagé. am na ci yeneen domicile conjugal abandon de domicile conjugal yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dañ ko bëgg a xeex parce que dañ jàpp ni dafay néewal doole jigéen. affaire polygamie dañ bëgg a imposer monogamie donc yaa ak yeneen mu am benn jamono mu am benn réseau bu taje woon Touba Dialakounda noonu la tudd ñu taje foofa pour soppi kii loolu 1960 95 la waroon doon wala 96 la lañu bëggoon yóbbu assemblée nationale pour proposer ko ñu jëlee ko ci code bi mu am ay mbokk yu loola tàbb ci seen loxo plus particulièrement Abdou Latif Guèye rahimahullah mu jël document ba indi ko fii ñu woote réunion ñu ni réseau de parlementaires pour la population ñoom ñoo jàngat code de la famille bi lii leen bëgg a proposer ñu génne ko ci code bi bañ xoolee lépp bu nekk ay articles yoo xamante ni bii ci wàllu diine la aju loolu moo waral nag kuréel gi KS bi Bamba wax jóg taxaw wax ni lii moom il faut ñu wut ay pexe ba mu bañ a am waaw ñu woote ñëpp ci la nit ñi indi ni lii masoon na fi am parce que sëriñ si ainsi de suite daal waaw ñu sos CIRCOF c'est le comité islamique pour la réforme du code de la famille au Sénégal donc moo liggéey bi nga xamante ni bii moom moo fi nekk tey jii nga xam ni buñ demoon ci archive Assemblée nationale dina fa gis ma proposition de loi ñu génne ko buñ ca defee lañ ca war a def rek incha allah code du statut personnel la ñuy am boo xam ne ñu ngi wuteel li tax awma fa woon doole nag mooy assemblée c'est la démocratie donc c'est la majorité boo amul majorité doo dem fenn waaw gis ngeen la loi sur la parité dafa jàll sans problème parce que dañ mobiliser jigéen ñëpp keroog assemblée keroog gars yi jigéen ñi partout foo toll kenn ñëwul wax man dong maa risqué voté non man dama bañ ni duma ko voté voilà donc ñi des ñëpp dañu voté pour parce que dañu am majorité bu ñu amoon majorité assemblée nationale code de la famille bi jàll mais amuñu majorité donc loolu waaw adoption mu ngi may wax adoption bon loolu itam ci coopération bi am diggante man la woon ak sama mbokk Abdou Latif rahimahullah moom ci majorité bi la nekkoon xam ngeen adoption fi mu nekk nii décret la au Sénégal donc dafa jafe c'est très difficile pour ñu adopter la doom léegi nag suñu mbokk yi yeneen yi bëggoon ñu wàcce ko ba ci niveau arrêté nga xam ne ministre bi moo koy signé te boobaa day gën a yomb bi projet bi jógee assemblée présidence ñëw bureau assemblée nationale sama mbokk Abdou Latif yi siégé au bureau bi mu génnee daf ma woo ma ñëw mu ni ma man ci majorité bi laa bokk waaye lii du problème majorité ak opposition man ak yow ñoo ko bokk gis nga lii bu jàllee àdduna tukki waaw lii moom il faut ñu def tout pour mu bañ a jàll man ak moom ñu teg stratégie mu ni bu ñëwee commission technique moom li muy wax lépp mu ngi koy teg ci le droit international pour convaincre leen protection des enfants ak yooyu mais man naa gëstu ci wàllu l'islam ci wàllu pour défendre kii pour combattre projet bi ci wàllu woowu ma d'accord man temps yooyu maa ngi woon ci commission bi xam naa adoption li ci mag ñi wax parce que ci code de la famille bi adoption ma ngi ci li ci mag ñi wax mooy l'islam d'accord ci ànduñu ci document boobu laa jël ma defaraat ko photocopier ko 150 députés yëpp député bu ci nekk ma jox la une copie waaw ak listu
conseil supérieur islamique bi nga doon jàng léegi bi ñu ñëwee commission Abdoulaye wax ba pare après ñu continuer di wax man bi ma jëlee parole may leen problème bi ngeen posé mais posé woon nañ ko fii Sénégal en 1972 lii la ci ñii ma bëgg a lim wax daal di wax la ñu wax ba pare ni ñi ko wax nag daal di lim ñëpp ñi fa toogoon ñëpp kenn ku ci nekk dégg nga sa sëriñ ci ñi ma lim ba mu waxee ba pare ministre bi moo jël kàddu Cheikh Tidiane Sy mu ni pourquoi waxuloo ñu woon lii ñu appliqué ko ñu waxtaan ci seen biir ba retirer projet ba ñu retirer ko ñoom seen teeyaayu bakkan kenn forcé wu leen bu leen neexoon ñu dañu voté ko mais seen teeyaayu bakkan lañ xam ne lii l'islam d'accordu ci ñu dindi ko ak topp ndigal li nga xam ne moom la sëriñ ci defoon waaw donc loolu itam ñoom am nañ mérite boobu bu ñu gis gars yi nii rek ñuy dem ak digg ñu jàpp ne ñu leen gën a nekk ay julit waaw am na ko fa wax sax ni yéen ñii su ngeen fi nekkoon peine de mort bi ñu dindi duñ ko dindi parce que il n'avait pas les bonnes informations voilà donc ñu retirer adoption ba ci loolu jazakallahu xayran voilà donc li wóor mooy association islamique moom wax dëgg yàlla am na lu bare bare lu ñu fi def loo xam ne kenn mënu ko nier kenn mënu ko weddi ndax mënoon nañ def lu ko ëpp wala mënuñu ko def loolu évaluation moo koy def te gis naa ni pour def ko amuñu jumtuwaay yi waaw loolu daal laa ci bëggoon a wax xaw naa guddal tuuti maa ngi ciy jégalu jox أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم waa defe naa ne mbokk yi li ëpp solo imam wax na ko surtout principe bi mu posé maanaam seet ndax échec am na walla réussite loolu daanaka évaluation la tudd te boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu doxalin dañu ne pour nga mën a évaluer planification daf koy jiite mooy li mu wax faut nga fixer ay objectifs ni fee laa bëgg a jëm boo xëyee di dox ba guddi nga ne xaaral ma seet li ma doon dox ndax egg naa fa ma jëmoon walla déet pour nga natt ko day fekk ba nga ne bëreet nga ne barab sàngam laa bëgg a jëm waaye bu fekkee da nga doon wëndeelu rekk te jëmoo fenn bu dee doon natt ba xam foo toll fu ma toll ci dox bi doo ko xam ndax jëmoo fenn ku jëmut fenn doo toll fenn donc kay jëm fenn mooy ki planifié bërët fixé ay objectif ci sa kanam ne fële laa bëgg a dem peut-être sax temps sàngam laa ko bëgg a dox et jumtuwaay sàngam laay jëfandikoo pour egg ca loolu boo ko defut tër boobu daanaka da ngay dox nii rek di palamtu waaye jëmoo fenn loolu nag day bari ci suñu jamono ji day ñuy yëngatu kër kër yi waaye jëmul fenn ndax fixé wul fu ñu bëgg a jëm waxuñu yan moyen lañ fay jëme ak nu ñuy dem ba def fa naka la ñuy def ba dem fa loolu moo ñu dal ci liggéey bi kon li ima wax mooy dëgg waaye tere comme ni mu ko defee rek ñu seet nag léegi daanaka ci xalaat rek loo xam ne mën nañ ko jàppee point positif yi bari na li mu mujj wax rek ku ko déglu xam ne lu positif lu baree ngi ci lu nit nag yëgul parce que li xew lépp it doon lu ñëpp a ko yëg xam nga li mu wax ci assemblée ñu bari xamuñu ko woon fekk ay démarche la yu nit dox ci suuf ba mu sotti te muy lu réeréeréy mais nit ñi duñ ko yëg lu mel noonu bari na fu muy amee ak nag nu muy amee mais malgré loolu lépp terewul bu ñu jëlee sunu sëriñ su baax si fa ñu déparé ak Senghor 72 Senghor di catholique jiite sunu réew moo xam ne dañ ne 95% yi ay jullit lañu xaw ma dañoo man di woon xaw ma lu ñu daaloon ba loolu xew waaye loolu moom beneen question kooku beneen muskila waaye terewul sunu waajur yu baax yi di sunuy kilifa
ba mbir mi amee seen xiira islamiye seenu fii looloo ko taxa dangereux du forcekat waaye naxekat la ba mu yëkkatee d'abord nax na leen ci yónnee na leen affaire bi ñu nekk ca ñoom di kër kër yi mu jaar ca suuf daal di koy defar te ku xam Senghor ak méthode am bu koy def du leen bàyyi ñoomu neen day dem seet ca ñaar wala ñett ñu yaakaar ne mën naa wax ak ñoom mu wax teg ñoom ca suuf mbir mi nag dana kii waaye dañuy waaf rek alors noonu la def ba daal di xëy promulguer code bi muy dox ba suñ doon yàlla tey kon ñoom mën nañu wax sax ne wax dëgg yàlla def nañ seen wareef en tout cas def nañ ci lu bare dajaloo nañ taxaw nañ ba léegi seeni doom ak seeni sët jëlaat liggéey boobu ñu sumboon ñoom nga xam ne ñoom ci déclaration rek la ñu tolloon ak recensé article yi nga xam ne daf ci fenqoo ak lislaam seeni sët ak seeni doom topp ko ba bind téere ba faf defaraatab code bu mat sëkk def ko ci arab boobu ñu bëggoon ñoom mu am def ko ci français bi nga xam ne mooy dox ci réew mi mu des nag naka lees koy wéyale imam wax ci leneen lu am solo def na moom déjà ab proposition de loi ce qui veut dire que am na ay jéego loolu lim ñu yaar rek mooy importance su assemblée dama koy wax dama naan ñi bëgg a defar réew mi ñaar lañ astaghfirullah ñi ko bëgg a defar sax defe naa ñenn lañu ñi bëgg a yore réew mi nekk ci seen pegg xam nga bëgg a yore réew mi yilif ko ak bëgg koo defar du benn ñi nga xam ne dañoo bëgg a changer réew mi ñooñu dama ko daan wax ne le 24 février du seen rendez-vous bi gën a mag ndax ñoom gëm nañu ne le 24 février bi passé ak ku ñu mën a fal du tere ñuy continuer di def seen liggéey parce que soppi réew mi liggéey bu rëy la boo xam ne ajuwut ci élection benn ab élection travail permanent la ak foo mën a ne ñi nga xam ne nag dañoo bëgg yilif réew mi ñoom le 24 février moo am solo ci ñoom parce que ñoom tey la wala leneen am loolu programme politique la pur mais ki bëgg changer am réew élection ak gagné ak yooyu du ko teree def la muy def parce que xam na ne la muy def ak ku fi mën a toog itam moom day continuer di ko def loolu nag mooy liggéey jullit loolu nag li ñuy conscientiser jullit yi des na ba tey xam nga lii imam wax ku ko déglu xam importance su assemblée jullit yi waroon nañoo bàyyi li ñuy def lépp bu élection député ñëwee ni ñu àndandoo dajaloo kuréelu islam yi nekkandoo benn say investirandoo ay candidats surtout léegi nga xam ne yombal nañ ko ay candidature individuelle mën naa am ay mouvement mën nañoo def coalition bu ko defee ñu am seeni député bu ñu amoon groupe parlementaire ay jullit ci assemblée kon mbir yi du demee nii muy demee te damay wax ne xëy na nit ñi xamuñu mais man gëm naa ne malgré suñ régime présidentiel bi dama koy wax bu ñu ku contrôlé woon assemblée mën nga sax am président bu la neex mais lu bari mën nga téye loxo ba kenn dutu ko mën a yàq tayit da nga am chance su mën a reeteet am na jamono yoo xam ne daanaka imam bi rek moo fa nekkoon mais li muy nekk kenn kàddoom jote na lii mu wax nii moom sax damaa yaakaar dafa baax ne ba mu ko joxee député yi ñii dañoo jàpp ne seen sëriñ fa nekk ñu kii ko mais li ma gëm mooy gëm nañ ne lii kat danger la boo xam ne comme ñii yëpp dugg nañ ci imam mii mi ngi koy défendre te buñ ko contrer bu kàddoom jógee kaw man kër ga ma daan dem suba ngoon di fa yóbbu ak kii di leen wax ne taalibi laa duutuñ ma teg fenn alors donc loolu lu ama am solo la ma yaakaar ne yooyu ay liggéey la yu des jullit yi yeewu ci yeewu la laaj léegi leneen jërul tojantey bopp jërul jël jaasi jërul fital yeete rek bu jullit yi yeewoon gëm naa ni Sénégal gii mën nañ koo régleel seen bopp ba mu dellu ci yoon te duñu xeex waaye nag yeete boobu effectivement liggéey bu méttee métti la ay mosquée inachevée bi ñuy jéem a évaluer
bien que li imam wax mooy dëgg action am defe naa ne lu ci am solo la li ñu tudd nii quand même ay pas la yu important liggéeyu doomu aadama yëpp noonu la kenn mënul wax ne li nga bëgg yëpp da nga koy sottal ci sa dund waaye li la war mooy nga def ci li nga man def ko ak ixlaas def ko ak yéene bu ko defee suñu borom subhanahu wa taala moom mooy mottali liggéey bi imaam mottali na ab wàll bu ñu fàtte woon junjuñu ko woon ci li juddoo ci mosquée bi muy MRDS parti bi wax na dëgg ci li mosquée bi jur ci la bokk mais MRDS rek boo ko doon évaluer malgré imam mii ca foofa la jaar ba nekk député ak keneen donc loolu déjà wane na moom wan na déjà lam fa def ak lam fa bàyyi loolu lépp dañ koy boole kon ci injazatu réalisation wu mosquée inachevée yeneen yi ñu tudd ci Sirkof ak fi ñu toll yooyu yëpp ci injazat yi la bokk association yi daje dem seeti sëriñ si waxtaan ak ñoom yooyu yëpp ci la bokk ñaari classe intellectuelle di musulman ñoom ñëpp bokk am réew kii jàng arab kii jàng tubaab ñu daje di àndandoo di liggéey loolu yëpp defe naa ni quand même pour man ay injazat yu mag a mag la waaye nag warul la tax ñu fëgg sunu dënn ne def nañ lépp ndax ba tey jàpp naa ne fi nu bëggoon a egg gunu fa ndax réew moo xam ne bi élection yu jub si dafa am booba dama doon politique sax man damaa mës a gëm ne damay politique mosuma koo nëbb mas na ma tout le temps dama daan am problème yooyu ci association islamique yi plus de 20 ans damay wax nit ñi dem leen politique yi bu ngeen ko defut da ngeen mas a tardé ci tardé ngeen di dëkk parce que am réew mënoo cee dëkk li koy doxal lépp nga ne duma ci laal barki démb damay conférence Daaru Musti ñuy laaj thème ba nekkoon as siyaasa wa rijaalu diin politique ak nitu diine yi ma ne leen man de gis naa ne nit ñi sax dofulu ndax séddale leen mbir yépp jox ko politiciens yi tudde leen mbiru àdduna man ne ñette des nag luñ moom laa xamul ndax àllaaxira moom benn borom la am yàlla limanil mulkul yawma lillahi alwaahidil qahhaar foofa moom kenn rekk fa am kaddu fii sax nag moo ko am waaye fii may nañu ñuy yëngatu may leen bu ñële jëlee àdduna nag lu fi des may leen la preuve dëkk bii ci sañceefu sëñ bu mag bi la bokk sëñ Tuuba Daarul Mu'ti yi la ko tudde këru kiy maye al mu'ti huwa allah ismun min asmaillah daarul mannaan daarul quddus tur yàpp da ko delloo borom bi kii moom dëkk yi xam nga loolu piège la parce que may leen xanaa kon jaaduwut dëkk bii ñu delloo ko boromam ñu xëy di fi indi loi boo xam ne borom d'accord ci loi boobu di ko fi attewoo ba pare bu xëyee di jàng téere borom bi fii may leen loolu xel nangu na ko ñëpp ne xel nangu loolu musiba mi ñu daal man pexe lañ war a def pour génn ci loolu ña ma doon conférence am fële ci Passy ci avant élection yi ay arabisants lañu woon dañu doon laajte ndax arabisant wala sëriñ am na cër ci réew mi ba ma toogee maye leen jarut ñuy conférence bu ñu yeboo jóg dem tas ndaje mi ñun musiba daal nañu ba pare man loolu rek daay wax ci conférence bi defe naa ne doy na thème doy na li may traité loolu dong la may leen li ko waral mooy bu ma waroon Saalum gii dëkk bu ma leen laaj ku ko sanc ab sëriñ ngeen di wax man nag yàlla dogal na région Sénégal yëpp dem naa fa département yi sax bu ma neexoon yaakaar naa dem naa ci département yëpp may leen mais musumaa gis benn dëkk bu Ngalandou Diouf sant wala Carpo wala Lamine Gueye wala Blaise Diagne wala Senghor wala Abdou Diouf wala Ablaye Wade wala Macky Sall mii fi nekk tey gisuma ko demal dëkk bu ñu sant gisuma ko dëkk boo laal Sénégal rek ab sëriñ la wax ne moo ko sanc
may leen waaw ñuy yéen ñi ngeen doon ñoo sañ ci Sénégal ngeen toog tey di laaj seen bopp ndax am nañ fi cër bu ngeen boo jóg ñibbi loolu kay musée bu passé wu ko yéen kay da ngeen waroon a wax ne mbaa li ñu moomoon jëlun ci lenn waaye yéen ngeen di laaj seen bopp ndax tey am ngeen fi place bu boobaa musiba am na loolu nag daanaka daf ñoo daal ci lépp loolu nag lim ñuy jàngal mooy bonuk liggéeyub tubaab bi man d'accorduma te musuma d'accord ci thèse ñuy wax ne mag ñi gàññe nañ tubaab bi ànduma ci de mag ñi nag jàmbaar lañ yàlla na leen yàlla fay ndax li ñu def ñoom mooy fexe ba l'islam des fi di xor-xori waaye tubaab bi saay-saay la tubaab bi dafa fekk Sénégal yëpp nekk ay taalu daara université bu Pire Sañaxoor fii la am muy mag ay université Qarawiyyin ak Zeytouna ba ngay dégg ci Tunisie donc ñun duñu ay gan ci l'islam li nit ñu bari foog du ñuy gan ci l'islam loolu beneen thème la sax man sama thèse dama naan nit ñi islam ba mu wàccee laa wax de ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Makka la wàcce ci moom ñu dawal tuuti waa Makka ñem la wàcc ci ñoom lànk ne du fi amee oustaz Hassan Seck mii yàgg naa koo dégg muy firi di jàngali nit al isa torture yan daan def saxaaba ya ca jamono yonent soosam ñu dem ba boobu une petite communauté la amuñ doole amuñu fun wéeru dul ci borom bi dañ daan jàpp waa alu yaasir nekkoon ay saxaaba di leen buggal ci kanam yonent bi muy romb ñu di ko ñaan mu jàppale leen mu ne leen sabran ala yaasir inna maw'idakumul janna muñ leen waa ñooñ yaasir jox naa leen rendez-vous aljanna te amut force bu mu leen défendre ba mbir yi ëppee loxo mu ne leen kaay leen dem xabasha réew nit ñu ñuul a ngi fii ci pegg bi nit ñu baax lañ la leen wax ñu yaat moo tax tolérance bi ñuy wax ci nit ci Afrique ba tey dañ koo donn du tey loolu mooy suñ cosaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy yebal saxaaba ya xabasha caractère yam leen doon wax ba tey moo nekk ci ñun saxaaba yi njëkk a dem gàddaay gu njëkk nga xabasha delluwaat fa te ay mbooloo yu baree demoon am na ulama u taarix bokk na ca Abdullah at-Tayyib ab soudanais la même Cheikh Anta Diop bi ñu wane ne waa xabasha yooye ñoo gàddaaye xabasha dëkk ci Afrique de l'Ouest te man gëm naa ni islam booba nekkoon ci ñoom cay jamono continuer na nekk ci ay dënn ca ña gàddaay ba ñëw fii seen nga boo càmbaree suñu histoire dëgg-dëgg malgré ceddo gi nuy wax ak lépp da nga gis ne islam dugg na ci sunu aada xóot ci ba da ngay wax sax ne ñun est-ce que avant l'islam existé woon nañ boo seetloo bésu wolof yi te valable na ci pulaar valable na ci soose bu ma jëloon ay bés yi juróom ñaar yi juróom yépp baati arab la altine marocain yi altine la ñu wax ñoom sa al isnayn la arab wax mais marocain ñoom al itnayn la ñu wax altine taa sa bi taa lañ ko jànge talaata ak sulasa la mais ñoom talaata la ñuy wax àllarba alxemes ajjuma gaawu nee nañ waa tamashek yi ñoo koy wax ak dibéer ñooñu tawaarek lañ ba tey ñu ngi ci gox bi boo jëlee weer yi wolof yépp da lay delloo si ci lislaam ay koor ndey ji koor maam koor aw diggi aw baraxlu bañ jeex boo delloo sax ci ñi nga xam ne dañoo foog ne ci ceddo la ñu nekk naan dama koy salaali du dara dul salli ala muhammad wa ala ali muhammad salaatu ala nabi la
ilax baat yi ñuy waxee nag boo ko jëloon di ko toj moom yépp dalay delloo si ci loolu. donc histoire bu gën a compliqué la man dama naan ñun dañu war a bindaat siira. Imaam Hassan yow bindkat nga xam naa la bu baax ku xarañ nga ci jamono yooyu dama ne ñun dañu war a bindaat siira ak siira nabawiya parce que man gàddaayu Habasha gëm naa ni ñaari gàddaaye joxuñu ko ci islam bépp laa wax nag Arabie Saoudite ak fii ak feneen joxuñu ko importance bi mu am ci lislaam ndax islam Afrique li njëkk a dugg Medinal Munawwara waaw ba waa Makka lànkee ne du fi am bien que ci ñoom la ko yàlla wàcce ñu ne du fi amee yonent bi sa def leen dem leen Afrique ñu ñëw Éthiopie ci Afrique moo jël xale bi nampal ko boot ko teete ko ba mu dëgër ca juróom-ñetteelu at bala doon dem Médine ñu bëgg ñoo def ay tuubeen déedéet ñun ñoo ko nàmpal teete ko ba mu dëgër ñu door koo delloo arab yi loolooy histoire réelle bu islam histoire nag bu islam ak bu sunu histoire bi tubaab yi bind yam histoire bu islam li ci ëpp ay naar a koy bind ñoom dañuy xaw a sobantal gàddaay googu lii may wax ni mas naa ko wax Maroc ci conférence Maroc dund naa fa juróom-ñaari at di fa liggéey benn marocain ne ma yow daal booy boo ngay noppi parce que lii boo koy wax léegi ñu génn la suñ dëkk bi ma ne ko loolu nag mooy histoire mu ne ma xam naa li wax dëgg la mais bul koy wax faral di wax ci kaw pour wax rek ne liggéey bi yaatu na liggéeyu yeete bi sax laay wax man dama naan liggéey bi nu war a def lépp liggéeyu yeete la parce que nit ñi dañu yeewu nuru nan ñu yeewu de boo leen gisee ñu sol seen xaftaan yu jekk sol seen kii da nga naan yiwu ay njàccaara gi ni waaye nelaw yu xóot a xóot lañu nelaw xam nga réew moo xam ne ñëppi jullit lañu ak ni fi diine mel ñu sàggan ba tubaab bi ndax ñu ba jël ab catholique def ko premier président kooka di ñu nax ba jël code de la famille li ñuy bañ lépp mu dëxañ ko ci code ñu wate ko muy jàll ba tey mënul ci dara mu jël lépp àkki moo ko defar biir yëpp teg ko ci yoon et ñu di ñu ronqi ndànk-ndànk nag ñuy ñàkk suñuy pas-pas dëkk bi yàqu xale yi yàqu ba ñu am li ñu am imam wax na ko léegi maa ngi jàng lettre bi laykaay bind le conseil national de laïcat du Sénégal CNLS bind le ministre de l'éducation nationale dama defee am école bu tudd Sainte Jeanne d'Arc mi ngi bokk ci congrégation Saint-Joseph de Cluny congrégation Saint-Joseph de Cluny mën naa ne maa ngi leen koy wax sax ci tontu bu ma leen di defal colon yee ko fi indi 1819 la fi ñëw Saint-Louis booba tubaab bi daanaka ñoo ko xajal alors ñuy bàkkoo loolu may leen loolu war leen ko bàkkoo parce que ñun sunu mbaax ak sunu hospitalité moo leen ko may alors xëy ne kenn duutu fa muuru jigéen duutu fa muuru la ca biir parce que man def naa ci une petite enquête il paraît que xam nga Sénégal moom mode daf leen a dominer Sénégal moom ci mode lay dox lépp mode la lu xew daal ñoom ñu dugg ca lu xewut ñu bàyyi fulaar léegi mode la presque Sénégal il paraît que xale yu jigéen ya fay muuru di jullit dañoo mujj da ngay gis xale chrétien rek bu xëy dikk rek tuub ne man damay muuru ay waajuram wax mu ne damay muuru parce que peut-être que moroomam yi muy muuru mode bi neex na ko et pour def ko il faut nga nekk ab jullit mu daal di tuub di da nga muuru il paraît que loolu moo leen dérangé xam nga loolu mu ne su ko wax ci kaw ñu ne daal nañ seetaat benn loi boo xam ne dañu naan waaw école bi bennoo fi am mbokkoo fi am yemoo léegi nag am na xale yu jigéen yoo xam ne du ñu nuyu seen moroom parce que nee nañ ay góor lañ du ñu toog ak ñoom ay jataay bu ñu def mais loolu lu ci ay
góor ak jigéen dañuy benn bu war a àndandoo ñi nga xam ne ba ñu ko lànkee ba li lislaam wax sëy leen nga bañ a sëy bu leen jaxasoo nga jaxasoo loo ci gis lu pap baa ngi ni sonn ba dee ndax seen kilifa yi def naka sa du noonu quand même bu nu ñu delloo si ci yenn yi man wax naa rek may leen nag bu leen may hospitalité ba ngeen di ci abusé man jàpp naa ne ministre bi franchement jël na décision boo xam ne impeccable mais gis nga Sénégal ñu bindaat ko lettre boo xam ne man ba ma ko liiree dama bëgg jooy sax mel ni ñu mais lettre yu yabaate boo xam ne d'abord tuutal ko wax ko doo dara da ngaa gaawtu xam naa ne obscurantistes yi ñoo la tiital moo tax nga def li nga def mel ni ñoom moom réew mi te ñoom dañuy fàtte ne minorité lañ dañ leen a yaatal mais France tey ma ne leen dama discuter ak benn professeur jullit la sénégalais mu ne waaw Bamba mais man kii naa la mais après tout gars yi nag wax nañ dëgg parce que nag est-ce que bu chrétien yi bëggoon a def nangam daan ko nangu ma ne ko déedéet ma ne ko waaye bul juum ma ne ko man tey bu mu bëggoon a tabax jàkka ci yenn dëkku France dañuy bañ parce que du seen aada diine ji xamuñu ko fa te pourtant sax boo doon calculer pourcentage ba fa jullit yi am dépassé na de loin bi ñuy am fii waaye réew mu nekk dafa am ay réalité dañ ciy tenir compte man jàpp naa ne réew mu mel ni mu Sénégal kenn waru fee jéem a def yenn yi wala boo ko fi defee da ngay sulli fitna te jaru ko ñun yàlla dimbali nañu te loolu aussi loolu doon la Habasha te sax bu ñu seetee histoire nettali Habasha boobu may nettali ca gàddaay ga jullit yi ba sonnee ay chrétien ñoo leen fat Habasha buur ba chrétien la woon te ñoo fat jullit yi seen mbokk waa Makka yi dikk bëgg leen a jël si mu ne leen ah ñii de seeni mbokk lañ ñoom dañ leen a jël si ndax ay kàccoor ngeen li ngeen wax yëpp dara amu ci waaw yéen lu ngeen di tontu Jaafar defe naa moo nekkoon seen porte-parole mu jóg wax ba mu waxee jàngal leen sóoratu Maryam mu ne ah ñii de lii ñuy wax mook li ñu yónni yonent yàlla Aysa benn la ñii kat seen wax ji ñu waxit ko nag lañ daan dund ak fi leen islaam jëlee mu ne ñii daal du ma leen dellu ak lu mën a am dama leen di bàyyi loolu diggante islam ak christianisme la donc coexistence pacifique bi buñ ko yàq kenn ci ñu doon ko yàq mais nag ku nekkit nag na nga xam sa place maanaam boo nekkee une minorité am da ngaa war a xam si statut d'abord en tant que minorité am provocation yoo xam ne doo ko def ki nekk majorité am yaatu dënn koo xam ne moom it du abuser rek ci ñun ñoo fi ëpp ñoo fi ne lu ñu neex def loolu it jaaduwul loolu du sam sax nangu ko waaye loolu mooy respect bi war a am suñu diggante waaye nag kenn ku nekk war ngaa respecter sa morom moo tax ma yaakaar ne lettre ministre bi Sénégal yi waroon nañ ko appuyer man maa ngi ko wax léegi bind naa ko ci réseaux sociaux jullit yi war nañu ko appuyer parce que xaw ma lu tax mu def ko sax waaye jàpp naa ne mooy li jaatu woon parce que moom génn na lettre am wane ne benn école amu fi droit tëral ab loi wu boppam ci biir république bi loo xam ne état aayewu ko nga def école laa tëral ko benn waaye ne ma kooku may wax ab professeur bu mag la te jullit la bu baax sax mu ne waaw amul ndax école yi ibaadu yu nuy aaye ku muuru ma ne ko en kay ma ne ko waaye du benn ma ne ko dama lay wax ñaar benn mooy loi majorité bi ma la wax réew mi réew ay jullit la ma ne ko parce que école yu ibaadu yooyu ma ne ko boo ko seetloo ba mu jeex benn élève chrétien nekku ci ñoom sax bëgguñu faa dem ñemewuñ faa demit parce que danaan fii ay jullit lañ fi yar bu ñu fa yóbboo sama doom ñu tuubal te it mooy dëgg bu fay dem di tuub ma ne ko donc ñoom ay jullitu kese la ñuy gérer ils ont droit ma ne ko ñaareel ba école chrétien yii ñoom wax nañ ko ci seen biir lettre bi boo ko seetoon boo sagoon majorité ba ay jullit lañu 80%
4 macha allah système bi yëpp ci seen école chrétienne yooyu boo ko seetoon téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ba ay jullit la kon ñoom ci jullit yi la ñuy dund te du école gratuite kon ñoom dara mayu leen ñu bañ a fàtte jullit yooyu ak seen exigence seen diine lii la leen sant lii la leen defloo waaye mais nañ leen respecté loola jàngal leen di jàngal def la ñuy def loolu daal yaakaar naa ne bu ñu ko defee bu baax mais gis nga yaakaar naa ne lu mel noonu du un petit débat parce que man bokkoon naa sax ci ñi teel a xalaat ne état war naa teel a agir balaa affaire bee déborder parce que ni mu tàmbalee woon dafa naroon a déborder bu ministre bi teeloon a génne julli di leen egg foofu dañuy mer te buñ meree du baax kon nag alhamdulilah bi loolu amee waaye nañ ko appuyer nañ ko tëral imam man de li ma jàpp bu ma doon évaluer bien que sañu ma koo def ndax li nga wax waaye gëm naa ne mosquée inachevée am na liggéey yu baax yu mu def yu baree bari moo tax proposition bi ma defoon dama koy réitérer bu may tëj ne daal ne mbooloo jullit yi gisee xale yi yore kuréel bi nañ seeti mbooloo jullit yi fi nekkoon seeni tur gi ni ci kii bi wan ma kii boo xam ne ñoo ñëpp ngi fi seeti leen seetiwaat kilifa diine yi jàpp benn bés ñu daje seet mu nga liggéey yi fi des proposition de loi ba tëdd assemblée kenn yëkkatiwu ko nu ñu koy yëkkatee d'autant plus que léegi liggéey boobu ñu doon def Sirkof mat na ba ma nga teewoon ñu denc bu français ak bu arabe ak yeneen question yu mel nii voile bi yëpp mën naa egsi bu ko defee jullit yi am tribune boo xam ne bu doon sax une fois par an baax na ñu mën faa daje càmbar réew mi nu fi lislaam mel nu muy doxe sunu weer wi nga xam ne fexe nañ ba def ko ñett wala ñeentu léeg-léeg wala ñaar en tout cas mënul cee daje te loolu lépp ñàkk waxtaan doo nga ko indi yooyu yëpp yaakaar naa ne daje yu mel nii mën naa régler question yooyu moo tax ëpp nay xeeb li ñu jot a def bari na yu matul booy seet sax léeg-léeg nga ne xëy na dellu ginnaaw xaw naa am waaye yooyu yëpp dama yaakaar ne comme ba tey mi ngi fii des ma nes naa am yaakaar ci ëllëgam loolu daal laa ci bëggoon wax oustaz di sant ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla borom bi defal ñu tawfiq wax ji leer na am na solo ñu ñaan yàlla dëgëral la amiin yaa rabbal alamin man am na lu ma rassuré bu baax ci affaire fulaar bi luy wane ni lii nekk suñu réew lu dëgër la et que yëngal ko du yomb alhamdulilah ñi doon protester pour ñu bàyyi xale yi ñu sol seen fulaar ña ko jiite daf ca am ay chrétiens ay catholiques ça c'est am na ci ay chrétiens ay catholiques ñi doon protester casse pour ñu bàyyi xale yi ñu sol seen fulaar ay chrétiens ngi ci ak ay catholiques ngi ci bi ñuy wax sax ñaar ñoo wax ci ñoom ñoo wax ma dégg seen wax macha allah waaw ñuy défendre ni nañu bàyyi ñi bëgg a fulaaru ñu fulaaru ci école chrétienne yi waaw donc loolu dal na xel waaw ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu gën a dëgëral loolu parce que ñun loolu lañ xam ñun xamuñu violence xamuñu dañuy bañ ci parce que ci diine sàngam la bokk wala ci waaso sàngam la bokk loolu xamuñu ko ci yàlla bu mu fi am ay ca bismillah macha allah tabaarakallah jafe la waaye damay faral di wax ne pour mbir mu évoluer moo xam individu la moo xam groupe la bu nu ragal échec bu nu ragal autocritique ñi jàng dëgg dañ ne nangu échec def autocritique ci bunt yi nit di avancer la bokk
mën nañ ciy joxe misaal Bill Gates bi muy jóg ak li mu liggéey ci wàllu informatique leneen la bëggoon ba mu demee ba xam ne échoué na mu soppeeku indi lu ëpp sax la gënoon la ko yëkkati woon leçon bu rëy la col force bi ñuy jëfandikoo di col ay livre ak lu nekk borom beneen col la naroon a defar mu gis ne baaxut ci col boobu waaye baax na ci col force ci échec la jóge ko li arab yi di wax la politique de l'autruche itam baaxut jël sa bopp bi rek ruur ko ci beñ bi ne dara amut fekk am na kon loolu rawatina buñ ko defee ci cadre laaxante biir dafa rëy ci lislaam dafa rëy ci diine kooku mooy remarque bi ma bëggoon a njëkk a def waaw ci bépp a gàttal ma gis itam ñoom maanaa li ñu seen wax li ci ëpp ci côté politique la man bu ma doon def évaluation ci côté politique damay gis ne liñ ci war a liggéey des na parce que bu fekkee ne politique subordonnée la maanaam politique boo xam ne yow dañ lay yóbbaale dañ lay bokkaale dañ lay moom xëy na am na yeneen yoo ci yaakaar man yaakaar naa ne sunu histoire buñ ci delloo woon politique revendicative la ñu gën a jàngal moo xam ci dawlatu almaamiya la wala liggéeyu Ousmane Dam Fodio la wala Maba Jaxu Bala te yaakaar naa ne bokk na ci jagle mosquée inachevée bi politique boo xam ne jullit ñooy revendiquer seen bopp dellu ci seen référence dellu ci seen idéo seen gis-gis loola li fi jóge koo la ci MRDS ak li ci jot a soppeek lépp ma jàppoon ne côté boobu seetaatu woon te yaakaar naa ne liñ ci war a def buñ ko ci defoon duñu gaañu ci politique ndax ñoo fi ëpp léegi nag lan moo tax defuñu ko ma gisaat ne itam am na beneen évolution bu am muy am na ay groupe yu yëkkati l'islam di def ay erreur ay njuumte yu adduna bi yëpp ànd ni njuumte la ci l'islam la gën a nekk njuumte léegi nag loolu am na lu mu def ci évoluer discours bi ba am na yu bare yoo xam ne daanaka balaa fa nit ki dafay di àgg daf naan mbaa duñ ma joxoñ baaraam kooku itam ñu seetaat ci xel ci ingéniosité ci dëppoog li am ci adduna bi nan lañ koy seetaatee man jàpp naa ne am na yoo xam ne mën nañ koy seetaat coordination bi wax ngeen coordination des associations islamiques gis nga am na genn góor gu fi jiitu woon muy Mamadou Dia ku amoon gis-gis la ku bind lu bare ci l'islam man yore naa livre am yu bare islam société africaine culture industrielle l'islam et la civilisation négro-africaine gis nga fédération des associations islamiques bi moom moo ko njëkk a xalaat xëy na ci sous Senghor la amee mais lu doon gis-gisam ci benn li jullit ñi benn la seen doole loolu lañ yàqee deram ba yàq deram digganteem ak sëriñ si bay am yeneen yu fi juddoo yoo xam ne mën naa am sax warutoon a am man dama jàpp ne coordination bi des na jàppalante bi des na defandoor bi ak bàyyandoor bi des na te kooko dafay néewal suñu doole xëy na ci cadre boobu sax ci la amee RIS al wahda juddoo di liggéey ci wàllu woowu ma jàpp ne dynamique boobu fexe woon nan lañ koy gën a travailler nan lañ koy gën a liggéeyee nan lañ koy gën a yombale yokk naa ci sama cabaxal yi sànq yenn individu yi nga xam ne am nañ poids te placé guñ fi ñu war a placé ci mboolo yi individu yooyu ñu fexe nan lañ leen di jëfandikoo ce n'est pour rien que ma joxe ci exemple
ku mel ni imam Aboubacar Jànq beneen bi ci des itam am na liggéey yoo xam ne comme ay vallée morte laa ko jàppee xam nga sànq maa ngi wax yow ma ne sérit bokk na ci li ma fàtte woon a wax émission yooyu ñu defoon sur les miracles scientifiques du Coran li mu liggéey li mu influencé doomu aadama yi à commencer par moi-même maa ngi lay wax maa ngi fàttali le professeur thaïlandais boobu Tajason bu muy tuub di dugg ci l'islam ci biir émission bi ma jàpp ne fexe woon itam am yeneen émission yoo xam ne au lieu ay nit ñoo xam ne daanaka dafa mel ni seen tur la ñuy yëkkati seen bopp la ñuy yëkkati seen bopp la ñuy jaay ñoo xam nag lu tax ñu wut émission boo yoo xam ne ñëpp koy bokk ñëpp ci contribuer mu nekk kàddu l'islam comme ni ko waa série defee woon ci seen émission bi miracle scientifique du Coran mu liggéey lu bare yaakaar naa ne am na ay vallées mortes yu bare yoo xam ne mën nañ ko dekkalaat mën nañ ko dundalaat maanaam booy wax te waxuloo ngir yàq waxuloo ngir wàññi waxuloo ngir duut baaraam ngir yàq waaye pour jubbanti la waruñu ragal échec waruñu ragal autocritique ba ci enseignement bi am na résultat yu ñu fi joxe waaye man jàpp naa ne yu ko ëpp mënoon na fi am mën naa ci joxe benn exemple Fethullah Gülen bi nekk Turquie des fois beneen discours la digganteem ak Erdogan ak yu bare yooyu beneen discours bu gudd la mais ci jàngale ci la demee ba am doole am 25 universités am ci Turquie 2000 écoles am présence 167 pays du monde 2008 il avait été nominé comme étant le numéro 1 parmi les 100 intellectuels les plus influents du monde kon ñun am nañ leneen lu ñu mën a jëfandikoo ci côté boobu ba dépasser fi nga xam ne toll nañ ko man jàpp naa ne loolu mën nañ ci gën a xalaat boole ko li nga xam ne moom la imam Bamba wax kon ci bépp gàttal bu ñuy waxee échec bu ñu ko ragal du échec gu pour yàq mais échec gu pour tabax la te échec itam ñi xam ñëpp ci buntu tabaxoo kaay la bokk c'est boo amee problème jàkkaarloowul ak moom da ngay dellu gannaaw bu ngeen demee Arnold Toyn bi am na benn lu muy tuddee challenge and response mu ni civilisation nit doomu aadama loolu moo koy développé soo amee problème nga affronté ko l'islam ci la indee sax nafiru min qadarillahi ila qadarillah kon loolu dañ ko war a nangu seetaat ko jàngataat ko pour yokkute kon nag ci bépp gàttal lii laa bëggoon ci lu ma mënoon a indi ci côté bi di sant ñoom di gërëm ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maaleykum salaam jazakallahu xayran donc beneen étape bi ci des mooy rek jëbal kàddu gi mbooloo mi su amee ku bëgg a def contribution wala ku poser question ñu def ko rapidement am nañ 20 minutes su ko defee buñ paree loolu ñaangalante Mohamed Silla kan waaw yàlla di judd si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm conférencier yi si éclairage yi nga xam ne am dinañ ko si waxtaan bi ak imam Mbaye Niang bi président séance bi donc du rafetlu bu baax kàddu yi nga xam ne moom lañu yëgati fii bëggoon ci andi juste quelques suggestions ak compléments si li ñu wax si apportu association islamique yi en général si l'islam au Sénégal soo xoolee si jamono yu ñu toll actuellement l'islam nekk na si ay difficultés yu mag buñ xatal nañ jullit ñi jéem a nekk jullit bu baax rek ñu takkal la solo la ay mbubu yoo xam ne nekkul say mbubu lu jëm si wàllu terrorisme bi nga xam ne rawatina association islamique yi dañ nañ si jéem a tilimal donc je pense que loolu am na solo bu baax waxtaan yu mel ni nga xam ne day feeñal action bi association islamique yi am ci wàllu l'islam ndax suñ ko deful ñeneen ni dañuy solal ay mbubu di ñu wax loolu xam ne waxuñu ko di ñu askanal loo xam ne bokkul si ñun bokk ni si njëriñ nga xam ne association islamique yi am nañ ko ci Sénégal bëri na si ay fànn
wax nañ ko ci wàllu éducation soo xoolee tey bëri na ci ay écoles yoo xam ne école franco-arabe bi yu ci bëri association islamique ñoom ñoo ko sos te loolu tax na tey soo xoolee sénégalais yi ñu bëri ci sénégalais yi sawar nañ seen doom yóbbu leen ci école yu mel noonu ngir nit ñi mën ci jàng seen diine. lu jëm ci wàllu santé aussi bëri na ci yoo xam ne def nañ ko ci yaakaar naa jamaatu Ibadu Rahman pionnier la ci wàllu bi am na yeneen association ak ay initiative privée yoo xam ne aussi judd nañ Fala aussi am na ci comme Chifa bi nga xam ne am na fii Parcelles donc ñu nekk ci yooyu am ay action yu am solo lu jëm ci wàllu prise en charge sanitaire des populations. lu jëm ci wàllu muuru bi oustaz wax na ko imam aussi appuyé na ko man maa ngi fàttaliku vers les années 95 ba 2000 bu ñuy nekk école jigéen bu muuru bu nekk ci école bi sax dañ lay xas léeg-léeg sax ci ñàkk xam yenn élèves di yëkkati ay kàddu yoo xam ne daanaka ay saaga la di ko teg seen kaw mais loolu tey soppali ko na ci lu bëri. je me rappelle ku mel ni Soxna Ourey bi nga xam ne journaliste la RTS bu muy di nekk université ba embrasser la carrière de journalisme dafa nekkoon pratiquement un débat parce que les gens ne lui présidaient pas un avenir dañ naan yow xëy na métier bi nga bëgg a jàmm ni doo am kenn koo xam ne dina la nangu jël mais alhamdulilah tey waxtuma la moom mais am na ay ñeneen ak ñeneen yoo xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu journalisme ak yeneen secteur d'activité te seen muuraay bi yàqal lañ ci dara toujours ci wàllu muuraay boobu tey dem na ba di nga gis ay xale yu jigéen yu bari dañuy muuru solo ne ibaadu ñu ne du ma ibaadu parce que bokk nañ ci beneen tarixa wala ci leneen donc influence boobu dem na ba influencer li jëm ci wàllu tarixa yi boo xam ne muuraay bi xëy na siiw fa woon waaye tey nekk na une réalité ñoom tamit seen biir su fekkee ci yeneen fànn yi la aussi li jëm ci wàllu jaamu yàlla yi bëri na tey ñoo xam ne dinañ julli di xabdu mais alors que influence su association islamique moo leen ci yóbbee xëy na sax ñu ngi bokk ci ay tarix wala yu mel noonu lu jëm ci wàllu koor tey pratiquement wooru yawmu arafa siiw na ci Sénégal ci siwaay boo xam ne mën nga wax ni pratiquement majorité sénégalais dañ koy woor te loolu influence boobu fu mu jógee ci jàngale lu jëm ci wàllu association islamique yi dem na aussi ba ci wàllu conscience nit ñi dem nañ ba xam ni Arafat tey la tabaski ci ëllëg sa la donc tey dem na influence boobu am na aussi ci wàllu Sénégal ci wàllu jaamu yàlla bi wax yooyu donc je pense que loolu yëpp nekk na loo xam ne dañ ko war a magnifier ndax xëy na yooyu rek laa tudd mais am na yeneen influence soo demee tey université imam wax na ko AMUD ak AMS wala ay MIGIR wala mouvement islamique yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk influence bi ñuy xam ne moom lañu am ci université kenn xam nu mu toll ndax balaa ñu doon sos AMUD daanaka ñu fa nekkoon ci wàllu étudiant ñu bëri du ñu julli du ñu woor AMUD sax moom moo dem ba tax restaurant universitaire yi di servir étudiants yu xëdd ndax loolu amu foon donc tey nekk loolu du naturel étudiants yi di woor maa ngi dugg keroog campus mi ngi fees mosquée ñi ngi activé wu yeneen kuréel aussi ñi ngi activé wu ci préparé wala ndog yu ak yooyu mais il y a quelques années ci gannaaw loolu amu foon donc man daal lu may ñaan surtout ñu mel ni gëstukat yu mel ni imam Assane li nga xam ne moom lañu wax fii ak loo xam ne waxuñu ko tamit je pense que baax na su fekkee mën nañ koo tënk ci téere comme titre bii nii su fekkee mën nañ ko tënk ci téere mu nekk livre boo xam ne dañ koy publier nit ñi xam ko di ko gëstu comme ça influence bi nga xam ne association yi am nañ ko dina gën a fës njëriñ bi aussi dina gën a am solo yooyu daal la amoon ci tënk quoi. lii ñu posé ni de gën a rafet mooy masse mouvement bi nga xam ne fii mosquée bi amoon nañu ko jéem a dekkalaatal loolu parce que nit ñi bu ñu ñëwee ci la information di mun a dem kon naka lañu mën a fexe ba nit ñi delloo siwaate ci mosquée bi aéroport kon résultat bu ñu amoon mu mun a ko amaat troisième bi mooy bu ñu xoolee mouvement islamique yi li ñu ci demee lañ jéema ndax dañu échec wala échec wuñ kon li ko imaam Hassan waxee léegi effectivement nit booy dox da ngay xool say doxin fa nga tolloo ak fi nga jëm mën naa wax ne am na ci ay yenn mouvement yoo xam ne ñoom seen orientation leer na
ku mel nii mouvement Ibadur Rahman parce que domaine bi ngeen doo wax la ci wàllu mouvement islamique yi kon jamaa Ibadur Rahman daanaka boo ko seetee bi mu juddoo ba noppi ci terrain bi dafa omb domaine bu nekk moo xam prison bi moo xam hôpital bi moo xam jàngale bi domaine bi nekk dafa ko omb mu nekkee benn xaraka islami sumuli ñi ko jiitu woon amuñoo looloo tax na bu mu juddoo rek ku yëngu ci diin rek ñu ne la ibaad la bokk lu tax parce que dafa ñëw direct ci biir terrain bi mais xam ngeen ne bu ngeen seetee Maroc wala ngeen seet Soudan wala ngeen seet Algérie wala ngeen seet yeneen gox yi xaraka islamiya bu muy mag moom du la wax ne yow du am ay pàcc-pàcc mais fexeel ba yow mi di juddoo nga indi leneen lu bees li nga xam ne nekkuloon ci mouvement bi nga xam ne moo la jiitu loolu mooy suñu problème mooy al fiqhu bi nga xam ne al fiqhul waaqi al fiqhu siyaasi loolu mooy fi mu nekk nii mooy suñu problème moo xam côté politique moo xam beneen bu nekk mu ta nekk loolu mooy suñu problème parce que boo seetee léegi Maroc ñoom naka lay ñëwee ci kii bi ci état bi te royaume bi nekk foofu ñu ñëw ñu gagné ñu diriger dëkk ba Abdul Ilahi Kirahi bi mu demee appartement bu mu dekkoon laata muy nekk président foofu la dëkk ba kere bu ñu wàcc Mohamed Sisi mu ne ko yow yaa war a toogaat mu ne déedéet dañuy dem élection mais bu ñu dem élection la moo ci xew Ousmane moo kii mais ñooñu fu ñu doon liggéey ba fu ñu jaar yes fu ñu yes comme mouvement islamique yi war delloo siwaate étudier suñu doxalin ñu xam ne lii moo dees ñu jéem a maanaam motale lool damay ñaan ci mbokk yi kon imam mu ngi fi ak Oustaz Bamba Ndiaye mu ngi fi nañuy fexe ba delloowaate nit ñi ci biir aéroport parce que discours bu nit ñi mën a am fi mënuñu ko am ci conférence yi ñuy defee ci biir dëkk bi xaw ma ndax dégg ngeen li may wax Oustaz bi mënta nekk bu defee waxtaane wala conférence ci rajo yi lu ñu mën a am fii mënuñ ko am foofu lu tax parce que fii unité la benn coordination la coordination boo xam ne coordination bi mu ñëwee kii ñëw kenn ku nekk indi li mu am lu muy demee par rapport ak benn waay muy woote wala benn secteur bu juddu barke dëmb suñu waajur yi mu ngi nii ñoo nekkoon université di encadré ci IMS benn turki mais ñoo xam nañ ci ba fu mu jollu incha allah salaamaaleykum ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm oustaz bi ak Mbayña ak laaj Bamba Ndiaye male min nañ seen kanam lool ci place bi yàgg fee teew ak yéen lu ëpp ñeent fukki at ma defe naa 79 laa commencé ñëw fii mosuma rete benn conférence mosul am 79 daal ñu ba fi ma toog mosuma rete benn conférence yàlla def na dama fàtte mais programme yi conférence yëpp dama ko gardé depuis 79 képp ku fi mos a def conférence rek yor naa papier ba sama kër dama ko bëggoon indi dama départ bi si yoon ma fàttaliku ma fàttali ne fàtte naa ko kër te mënatuma delluwaat jëli ko yàlla def na lépp lu fi mos a xew fekk na ma fi parce que même ba ma amaan tukki sax bu weer ko ñëwee dootuma tukki man maa ngi dëkk boori Saloum mais fi laay dama fa am kër dama fa daan faral di dem mais bu weeru koor ñëwaan fii laay nekk bi weeru koor jox du ma tukki ndax bañ a raté benn conférence mais li ma remarqué nga xam ne bokk na ci li ñu manqué jamono yi mooy amatuñu leader loolu mooy suñu problème tangu Mbaye Niang mii tangu Bamba Ndiaye mii tangu Abdou Latif Guèye ñooñu daal dajale nit ñi amatuñ ko loolu mooy suñu problème xoolal li fi xew diggante ay 90 ba léegi li fi xew ci ay événement kenn wootewul defuñ dara dafa mel ni dara xewul Sénégal c'est ça man ce que ça m'a fait mal le fait que boobu ba léegi bon ñii def nañ seen temps xëy na màggataguñ trop mais quand même def nañ au moins 40 ans ci terrain war na am ñu naan ñëw sur place mais amul boo seetee te amul kenn ku fi mun a woote ci diina wala boog ci mbaax sax lu xewal lislaam nit ñi toppul amul kenn koo xam ne kii de Latif Guèye maa ngi rappelé daraan xewle fi Alaaji Abdou Aziz jógee Tiwaawan fekk si ñëw grande mosquée yeneen ko rappelé ci événement Salman Rushdie bi mu bindee téereem boobu Latif dafa woote grande mosquée keroog dafa fees kan xajul si mbedd mi
Alaaji Abdou Aziz dafa jógee Tiwaawan ba fekkee si ndaje ma keroog ñu mel noonu classe Latif boobu yam na ko yàlla yërëm def na lu rëy ci lislaam moom da daan woote bu woote waan li koy topp ci nit sax da ngay yaakaar da ngay yéemu man fii am na benn année boobu temps fii amagul lii dañ daan def ay bâche teg fi ay dañ daan luy ay chaise luy bâche luy ay tibb dañ fi def ñaari conférence amuñu xaalis mbañam xam naa mu ngi koy fàttaliku ñu ne waaw kii Latif nañ ko wooy parce que bëgg lool bu weeru koor jeexee bâche yi duñ ko fay ñu wooy Latif mu ñëw ñu ne ko dimbali ñu rek nga jël kàddu ñaax nit ñi pour ñu génnee xaalis keroog Latif ci dotaay bi génne na 400 et quelques mille francs ci taxawaay bi ñu fay ci bâche bi keroog lañu waroon a fay ci mois bi muy 500 et quelques mille francs keroog lañu ko génnee donc ñu mel noonu ñoo amatul te nag mbooloo lislaam nag foog mu am njiit amuñ nag njiit problème Sénégal mooy boo gisee keroog dégg naa benn labbe fii labbe ba amee fit ñëw taxaw ci télévision mu ne jàngkat alxuraan baax na ñu ngi jàng alxuraan waaye dañ ci war a boore français ndax jàng alxuraan di dem te doo jàng dara suufal alxuraan ci télévision ñëpp du ko gis kenn waxul dara kenn waxul dara Sénégal nga ci dégg kenn waxul dara mais réew moo xam ne amul njiit dina lépp lu koy xew amul benn bu ci nit waxee la xamal ne Mbaam Mbay Ñaŋ moo jóg wala Bamba Njaay jeex na keneen du wax foofu rek fu ñuy dem duñu dem fenn moo tax li Bamba Njaay wax dëgg la fexe leen ngeen dundalaat fii ngeen dulaaw fexewaat woote waat fi benn ndaje dajale ñëpp ñu fexee seet ban stratégie la ñu jaar pour nit ñi awaat ci yoon parce que yoon wañ borom dañ ko wàcce moom vraiment dëgg jëmuñ fenn ngeen baal maax ñu ngi leen di ziar di kontaan ci conférence bi ngeen ñu defal tey thème bi ni ngeen ko traité macha allah rabbi leer na jëlee nañ ci xam-xam bu yaatu ñun ñi nga xamante ne ay jeunes lañ xam ne fekkewuñu démb am na lu bari lu ñu nettali ci démb waaye aussi tamit xaw nañu sax def un état des lieux par rapport ak li nga xamante ne moom la association yi andi fan lañ ci toll parce que am na information yu bari yëguñu woon ne tey ji ndekete association yi liggéey nañ lu toll noonu këru diine yi liggéey nañ lu toll noonu donc ñun loolu daf ñuy gën a dooleel ci ndekete ñun ci lu ñu nekk nii ndekete am na tool boo xamante ne bayoon nañ ko ba pare bu ñuy bay dootuñu tàmbalewaat fa nga xam ne foofu la tool ba tàmbalee waaye dañuy ñëw rek sof liggéey ba ca fa nga xam ne foofu la nekk te loolu moo am solo parce que éternel recommencement mooy tax suñu mbir yi xaw a yàqu fi ma bëggoon a intervenir mooy suñu pap wax na ko sànq terrorisme par exemple dañu gis ne benn épée de Damoclès la bu ñu teg ci kaw jullit ñi gis nañ li nga xam ne moom la Oustaz Alioune Ndaw dund ak ñi nga xam ne ñoom lañ booleek moom ñu teg ko wëlbatiku ñëw ne moom deful dara jël ay ati at ci dundam sànk ko ci noonu mu nekk loo xamante ne képp koo xamante ne tey jii bëgg naa dugg ci domaine boobu amaana bu xoolee loolu dina xoolaat waxam dina xoolaat doxalinam donc mu nekk tiitaange boo xamante ni dafa nekk ci kaw ndodd jullit ñi te lu ci bari boo doon seetlu da ngay gis ne du ay association yu fës ñoo daan ñëw di ci intervenir ay benn nga daan gis ñu ci intervenir te intervention yi du nekk ay intervention yu rythme dañuy toog benn yoon xëy na peut-être lañ fi ñëw fii def fi benn dénonciation mais daal rigueur bi nga xam ne moom moo waroon am ci injustice bi ñu jëm cee taxaw man pour man joto des na parce que tiitaange la xaw a wesaare ci jullit ñi sama question moom mooy tey jii nan la ñuy jàngatee épée de Damoclès boobu ci jullit ñi jamono juñ toll nii nan lañ ko war a gisee nan lañ ko war a xalaatee nan lañ ci war a doxalee ba keroog xëy na peut-être tiitaange boobu jóg ci ñun wasalaam. rasulullah waaw man li may wax rek mooy si wàllu espoir ak yaakaar bi nga xamante ne am na man bu ma ñëwee xëy na xawoon naa jaaxle parce que maa ngi dawal maa ngi accéléré sax maa ngi naan ak su ma ñëwee dina am place ndax nu mu fi gëjoon
waaye ba ma ñëwee yàlla daf ma jàngal beneen affaire benn yar bi ma yëg ba mu fi nekkee ma xam ni kilifa yi fi toog am na kilifa yoo xam ne su doon ñoom déjà duñ ñëw dañuy yónnee ba nit yi ñëw ñuy soog a ne ñu ngi doog a ñëw ànd ak seen gàngoor waaye ñaari fi am ñoom kenn ànd sa gàngoor donc deemuñu corrompre kenn jéemuñu neexal kenn pour mu ànd ak ñoom benn ñaareel bi kilifa yi toll ni ñoom ñun ñi ñàkk solo ñi nga xamante ne xëy na am na ay jamono dama doon wax naan kilifa yi pour ma jege leen sax da doon nekk problème ci man tey ma ñëw ba ñu nekk face à face nii xëy na dañ koy xeeb yéen da ngeen xëy na sax seetaana mën na jaar ci xelu ñeneen ña ñi de moom jeexal nañ nekk nañ en phase kii de péremption gi demee noonu mais yàggul xëy na du ma tudd tur dama am événement bu mot de mu xumb lool ka fa nekk sama morom la ay kilifa ñëw toog wër ko mais événement bi dem na ba jeex mais dégguma fa daal benn jàngat mais at ma am problème compréhension ma ni mais ñun fan lañ jëm maanaam ay jamono dañ daan jógee Lamine Gueye paas ba dañ daan paas ba Grand Yoff jógee Grand Yoff dox ba yegg si fii pourquoi parce que amuñu woon information mais léegi information dafa gaaw mais pour wax ni li ñu def ni li ñu koy enregistré nii xëy na dans 10 ans wala dans 5 ans nit dina si jëriñu ma terminer par wax ni liggéey bi ngeen di def gëm naa ne am na solo te mu ngi fay pour wax exemple nag imam Matar Ba mi toog mu ngi nii toog mën naa wax ni moo ma déradicalisé mën naa wax ni moom mi moo ma déradicalisé ñoom si laa mais xamoon nañ ñi ma meloon ma xawoon a tar xawoon a tàng demoon nañ ba fii laa ko mën waxee dañoo demoon ba la université dañu doon wax naan man a benn mbokk ne dañu war a yor suñu lance-pierre di embusqué wu pour que ku sollu gàtt ñu fitt la ñoom imam Mbaye ñaa ñii suñu daan gis télé dañoo naan non mbokk yi dañuy nekk di sol ay kopp ay mbaxane ay xaftaan ak yooyu pour ñun affaire yi ay Arabie Saoudite ak yooyu mais finalement ñu dem ba mais suñu leen di déglu ñu ñuy wax ay dëgg yoo xam ne dañuy metti suñu xol mais dañu xam ñu dëgg lu ñu naan ñun ay jullit yi ñëpp ay mbokk lañ suñu daan wax ay tarixa suñu xol danaan metti finalement ñoo xam ne nekkati ñun ay doomu aadama kese lañ pour wax ni ñi ngeen doon yar ñoo ñëpp xëy nañ nekkuñu fi mais tey ñu ngi ci société yi ñu ngi feneen mais ñu ngi liggéey bu am solo koo xamante ni seen choix wu jabar sax da ngeen ko influence te xamu leen ko njaboot gu ñu jur ñoo ngi influence ngeen ko te xamu leen ko donc mbooloo mi fi ñëwul pour man xëy na yàlla moo ñuy natt nañu xool leen ni may def ñii fi nekkoon nga xamante ne dañ naa ñëw fii fees dale tey ñoo fi ñëwaat fii amul nit ëllëg dina fi ñaar mu fees noonu lay àdduna pour man noonu la tëddee kon dama solennellement dama leen di ñaanal yàlla di leen gërëm di leen wax tey su leen neexoon ngeen dem tëddi nelaw seen ji mu ngi sax xëy na nag meññ bi nu muy feeñee imam bi kii mertar bi mu ngi nii xam na yëgu ko mais saa yi may wax étudiants yi dam na naan man am na ni ma meloon du ngeen ma doon dégg tey may taxaw fii di enseigner université di fa enseigner pharmacie te moom mii am na si wàll tey te mosuma ko wax kon gëm naa ne espoir am na kon jàpp naa ni désespoir moom mënta ñàkk xëy na nag meññ bi mooy am façon muy feeñee boo xamante ni du ngeen ko gis keneen mën ko bañ a gis salaamaaleykum loolu laa leen nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah man nag imaam ñaar yu lu gàtt rek laay wax ñaar rek bon d'abord ñoo ngi leen di remercier bu baax parce que mosquée bi d'abord nu mu meloon bu njëkk ñi dañ fi daa ñëw depuis aussi les années 94 lu bëri ñun fi lañu ñoom ñoo ñu yar daal ci wàllu islam mais dafa am lu xew actuellement ci jamono bi te mu nekk lu gaaw muy média bi espace média yu bokk télévision yàq yu mel noonu te liñ ci gën a gis mooy que film yu actuellement yu xew yu moderne yi te ñu xamoon ni bu njëkk théâtre yi ak yu mel noonu dafa nekkoon loo xam ne du doon yeete mais maintenant li ñu gis dépravation ak li xew actuellement ci télévision yi ñun association islamique yi nekk fii yëpp lan moo nekk seen taxawaay actuellement ci loolu mooy laaj boobu il faut ndax ñun dañoo war a defaraat mbir yi jouer film comme ñoom yee nit ñi ci islam wala dañu war a bàyyi nii rek ñoom ñu occuper espace bi boobu benn laaj la ñaareel bi mooy am na actuellement lu xew ci réseau bi mooy ñi nga xam ne leen di wax ay waa qur'an yu yuuni yi actuellement ñu ngi occuper espace bi li nga xam ne
ba dem nañu remettre en cause la constitution même islamique ci juróomi ponk islamique yi bi ci njëkk ñaareel bi bokk mooy bi nga xam ne mooy ci wàllu julli gi ñu ngi remettre en cause julli ñaari ñett rakk ba ñeenti rakk ne julli gi ñaari rakk kese la benn sujjóot la xaw ma ndax yëg ngeen ko wala yëgu leen ko actuellement mu ngi daw ci réseau bi je ne sais pas association islamique yi naka lañ ci war a taxaw parce que bu dul loolu dina am influence ci biir société bi donc loolu benn information bu may joxe ni peut-être que nit ñi tam war nañ ci taxaw donc loolu lu gàtt la ñaari daal la amul lu ma ciy wax kon jégale ma asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ci sant bu baax a baax mbokk mi mujj wax posé na problème réel fi mu nekk nii médias yi moom du islam rek la poser problème mais àdduna bi ñi fiy défendre ay valeurs yëpp médias yi daf leen poser problème moo tax fi mu nekk nii am na ay taxaw yoo xamante ni bii même ñu dul jullit ñu ngi ciy taxaw pour xool naka la ñuy jéem a maîtriser médias yi ba yàq gi ñuy yàq mu wàññeeku bon mouvement islamique itam ci loolu ci dynamique boobu lan war a dem ki bëgg a défendre nag ni julli benn la woon kii benn la kooku moom da nga koy bàyyi mu wax ba sonn rek xam ni mënul prospérer waaw li nekk ci Sénégal ci ay jàkk ak ay jumaa ki julli ñuy julli suba di julli tisbaar ba tàkkusaan nga bëgg a dugal ci bopp ñu julli boobu ñaari rakka la benn sujud kooku da ngay sonn sa bopp rek kooku jërul sax di tontu parce que tontu ko day siwal mbiram et puis amul solo mais li may tëje rek jeexal ko mooy il faut que ñu ñëpp ñu xam ni association islamique yi fii ci Sénégal bokk na ci li tax extrémisme amul au Sénégal waaw loolu il faut que ñu appuyer ci bu baax a baax parce que li fi nekk ci ay association islamique yëpp seen démarche mooy lan le juste milieu ñoom ñëpp nag sans exception amul fi benn association buy woote ci extrémisme bu ñëwee nag loolu mu dimbali ko ak tarixa yi loolu moo tax stabilité bi am ci suñu réew am fi ba affaire terrorisme ku ko fi wax itam doo dem voilà loolu il faut que ñu association islamique yi bokk nañ ci ñu contribuer ba Sénégal am stabilité ci wàllu diine bu extrémisme amu fi kooku moom mën nañ ko revendiquer en tant que racine ci suñu wàllu liggéey donc bu loolu weesoo ñu ngi sant mbokk yëpp sant Oustaz Bamba ak Imam Assane Seck sant mbokk yi nga xam ne ñoo organisé conférence bi ak ñi intervenir di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu jàmm defal jàmm réew mi may ñu fekkewaat koor yi di ñëw yàlla li ñu bëgg ci lu baax lépp yàlla nañ ci yàlla jàppale yàlla mën na loolu ma zalika alallahi bi aziz rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين